RFM Matin, RFM Matin. émission bi yeewu Sénégal. sunu gan Joseph Oufam Médou noonu la de yaakaar naa ah. Oufam Joseph Oufam Médou directeur général bu Petrosen EP SA ingénieur géologue nga nekkoon directeur exploitation ak bu production bu Petrosen ñu lay dalal jàmm ci RFM Matin. maa ngi leen di nuyu di leen di sant. li waral invitation bi moo di tey ci suba la ñuy signé ab contrat d'achat ci kàllaama tubaab daal contrat d'achat et de vente bu gaz bu phase 1 bu projet bu champ gazier Tortue GTA signé ab njaay ci wàllub gaz te gaz boobee kenn jotagu ci exploité guñ ko wala génnee guñ ko loolu yéemewulam ma fàttali maa ngi ànd ak El Hadj Ndiogou Diène ci waxtaan wi. El Hadj na nga def loolu lu mbirum gaz noonu lañ koy doxale da ngay balaa ngay produire. balaa sax ngay commencer tabax installation yi da ngay njëkk a dem xooli marché bi xool kan moo koy jënd ak ñaata lañ koy jëndee suñ la joxee prix nag boobu ngay mun a xool nag léegi par rapport ak quantité yoo am ñaata nga si mun a am ak ñaata ngay dépenser pour xool léegi ñaata la lay amal profit su fekkee parfois mun nga lancer appel d'offre am benn prix boo xam ne loo si am soo ko exploité du la mun a permettre nga couvrir sa charge noo koy tabaxee. loolu moo tax léegi ñi njëkk a ut prix bi soo amee prix bi ba pare am marché bi am koo koy jaay léegi nga soog a xool léegi ñaata ngay dépenser soo amee bénéfice nga soog a démarrer projet bi loolu lañ def nag en 2018 lancé appel d'offre pour am prix ak sélectionner kan moo koy jënd. mais fluctuation yi nga xamante dañ koy nemmeeku ci wàllu pétrole ci wàllu xeetu yi ni mel est-ce que loolee nan lañ ci mën a comprendre 2020 gaz bi ñu koy xaar xaw ma 2022. léegi lancé nañ appel d'offre bi en 2018. loolu def am nañ prix bu ñu am. prix boobu c'est prix fixe la. c'est vrai que dañ ko xaw a. prix bi ñaata la leeral ko mu leer prix bi ñaata la bi nga gis ci marché prix bi mënu ma leen ko wax parce que c'est un peu confidentiel mais lu ma mën a wax prix bi dañ ko luyee ci baril bi mais prix bu xaw a stable la waaw loolu moo tax nag même suy fluctuer du fluctuer trop parce que prix yu baril bi lañ ko luyee am na nag yeneen prix yu bëri yi gaz selon nga nekk Europe selon nga nekk Japon prix bi day fluctuer ou États-Unis mais gis nga ne Sénégal ak prix boobu nga wax nii ne gis ngeen ko war na cee mën a génn ñaata la ci am ci wàllum koom. alors prix bu ñu am prix bu baax la. surtout boobu ñu lancé appel d'offre bi 2018 la woon te fu mu nekk nii xam nañ ne prix yu gaz bi wàcc na trop États-Unis moom gaz bi foofu $3 par MMBTU la wàcc na trop ñun prix bu ñu am nag boobu suñu xaaroon ba tey gii nii soog a lancé appel d'offre bi kon prix bu ñuy am du baax. suñ lancé woon projet bi kon duñ si am bénéfice. donc prix bu ñu am baax na trop ba nga xam ne état bi suñu fii ba 10 ans yi mun na si am lu mot à peu près 60% revenu yu ñu am même disons plus de 65% revenu yu ñu si nar a am. xam nañ ne gaz boobee du gazub Sénégal seulement ndax da di fi nga xam fi mu féetewoo Sénégal ak Mauritanie la waxtaan wi nu mu demee ba ngeen jàpp ne kii lii la ci war a mën a am kële lee la ci war a mën a am bu ñu jàpp itam li nga xamante ne moo di prix bi ñu koy jaayee. xam nga boobu ñu gisee gaz bi ci frontière wu ñaari dëkk yi nga xam ne gisement bi day law côté Mauritanie law côté Sénégal. boobu ñaari président yi dañ tase Nations Unies. ci conférence annuelle Nations Unies toog waxtaan. ne léegi xaaral ñu boole liggéey pour développer ko lu tax parce que suñ koy développer à deux day wàññi coût yi. man su ma naroon def $100 ñu koy keneen ki nar a def $100 donc dañ koy développer dañ diviser prix bi par 2 léegi lu tax ñu ne ñu léegi da ngeen di commencer répartition 50-50 pour commencer donc léegi suñ commencer day nekk 50-50 chaque juróomi at. dañuy toog xoolaat évaluer réservoir yi xool ñaata moo nekk ci dëkk bu nekk ñi calculer waat réserve yi defaat répartition yi lu tax ñuy def loolu parce que tant que produire doo xam en fait réservoir yi doo mun a évaluer réserve yi ressources yi production bi moo lay jox ay information yi bëri ba nga de telle manière nga xam ne yow di nga mun a def sa répartition exacte xam ñaata nga am ak ñaata. le réservoir production bi à partir de 2022 lañ ko jàpp fu mu nekk nii.
mais ci wàllum dellu soit ci wàllum prix yeeg yooyu noonu parce que dañu wax ne gouvernement bi sax moo wax ni léegi lépp transparence la ci doxal ci wàllum pétrole ak gaz coow ji ci am ak yooyu tey bu ñu nee prix bi ngeen ne bon mënuñu ko wax c'est confidentiel est-ce que loolu du xaw a nekk loo xam te ne lu doy waar du neex a dégg ndaxte transparence ngeen wax da ngeen war a dem ba jusqu'au bout. xaw naa leen si wax dara parce que nee naa leen prix bi dañ ko lié ci Brent bi donc léegi mais transparence bi am na parce que 2018 avril dañ lancé ay TD dañ lancé appel d'offre dañ ko 6 compagnies lañ yóndee en terme de référence yi 3 ñu répondre ci 3 yooyu nag ñu xool yenn critères yi est-ce que am nga capacité financière jënd est-ce que am nga ay bateau pour ñëw jël si LNG pour ñëw jël si gaz bi est-ce que am nga prix bi nga joxe baax na donc loolu yëpp lañ tenir compte ci kii bi mais lu ma lay wax parce que en fait dañ ko bokk ak ay sunu nawle ay Mauritanien ak ay tubaab aussi waa BP waa Cosmos donc loolu moo tax mënuma la wax exactement prix bi mais prix bi c'est lié au Brent en fait. société yi soumissionné ay waa fan lañu société yi soumissionné juróom-benn société yi bokk ci appel d'offre bi. alors ñooñu moom presque traders yi mag yëpp la. traders yi mag yëpp la waaw. Glencore bokk na si Vitol BPGM BP Gaz Marketing Shell ak ay japonais ñoom ñëpp bokkoon ci appel d'offre bi. léegi ku gagné ak lan moo gënoon déterminant donte sax wax nga ci wàllu prix ndax kuy jaay itam koppar ngay xaar waaye ak itam li nga xamante moo di seen i jumtukaay mais qu'est-ce qui a été réellement déterminant pour ci choix bi ak kana. choix bi prix bi la xam nañ ne prix bi mooy déterminant ak capacité technique bi. est-ce que am nga ay méthaniers yi bëri yoo xam ne mun a ñëw jël si production bi à temps loolu tamit am na si solo ak capacité aussi xam nañ ne soo signé contrat gaz ay contrat take or pay la mooy da ngay fay jël soo ñëwul jël si dañuy denc xaalis bi moom loolu mooy contrat yi donc loolu yëpp capacité financière la laajte moo tax léegi ci critères yooyu mooy critère déterminant yi pour ñëw financier technique ak prix booy offrir. sànq wax nga lu jëm ci wàllu gaz bi nga xam ne dañ koo bokk ak waa Mauritanie c'est après la ñuy xool ku ne ñaata la ci mënti am peut-être par ku ne mën a évoluer loolu est-ce que dana leer ci boppu nit gi li nga xamante ne découvrir nañ ko xamuñu ku ci ne ñaata nga am tax sax bu ñu ne 50-50 te après nag ñu mën a xool kii période bi 60% la ciy am wala 20%. waaw loolu comme ni mu ko waxee rek sooy produire. plus ngay produire plus ngay xam yow ñaata nga am ci suuf en réalité léegi suñ demee ba def 5 ans bi. ñu recalculer waat gis ne dafa kii moo ëppalee lu mu waroon am moo ëpp kooku dañ koy rembourser lu mu am kooku moom il faut que ñu xam ko suñ demee ba defaat calcul yi soit Sénégal ëppale Mauritanie daf ñuy rembourser. mais seulement loolu mooy problème mu nit ñi ba ñu doon naan sax 50-50 boobu normalul te déjà bi ñu découvrir ñu ngi naan suñu réserve yi ñaata la ci telle zone. waaw mais industrie bi mbirum pétrole noonu la. yow loo am loolu ngay jël même su fekkee ne en fait yow début bi. da nga amoon lu ëpp mais yàlla dafa bëgg soo jëlee yëfu nit bu ëpp nga delloo ko. waaw loolu mooy yoon. mais est-ce que loolu indi problème parce que bu ñu demee ba après war a négocier waat réévaluer nar indi problème ci diggante yooyu parce que mën nga ne diw man maa la ëppale diw ne déedéet ëppale woo ma mën na indi tension ba ci jaxasoo si diggante bi. loolu moom en fait jël nañ ko en compte déjà ci accord yu ñu signé ak ñoom leer na ne nee nañu soo defee redétermination suñ defee calcul yi mu am variation. su fekkee ne da nga ko remettre en cause dañuy dem ci expert indépendant mu xool affaire yi ba lépp leer ñu soog ko valider noonu lañ ko tënk ci accord yi. lu tax xaaruñu investissement yi d'abord di doog a dugg ci wàllum li nga xamante ne déjà ci production la ndax contrat bi ci wàllum production la. waaw mais balaa ngay produire. il faut nga investir. noonu la mais justement dañu waroon xaar parce que gisuñ dara lu taxawagum doonte sax xëy na demuñ ba foofa. xam nga sooy ut par exemple sooy def recherche da ngay def ay études. di nga am balaa ngay forer sax. di nga am benn estimation ressources yi réserve yi. soo foree nga gis léegi mun na sec mun nga bañ a gis dara boobu moom kon xam nga ne boobu sa calculer ak sa recherche yëpp soo gisee. puits boobu nga gis da lay confirmer yow ñaata nga am plus ngay forer
plus ngay gën a confirmer yow sa ressource yoo am. loolu rek mais forer rek doyul il faut nga produire sooy produire nag léegi noonu ngay gën a xamee yow sa extension réserve en fait données yooyu mooy tax léegi ñu mun a gën a am xool ñaata lañ am déjà ñaata moo nekk foofu ak lu nekk ku nekk lan la am. léegi information yi la ñuy jël di ko jàng ba bañ am lu leer ci répartition bi mais ci luñ foog répartition bi du varier lu bëri 50-50 du sore 50-50. mais si wàllu exploitation bi xam nañ ne BP bi moom lañ ko jox moom moo koy gérer ñoom ñaata lañ ciy am ak par rapport ak ñaar réew yi ndax li ñuy séddoo ba pare séddu leen wala ñoom ñoo njëkk séddu ba pare Sénégal moo tax di doog a séddu. contrat bi nuñ ko defee mooy dafa soo revenu yi soo jaayee dafa am benn tënk bu ñuy fayee coût passé yi. moom la ñuy jël fay coût passé. maanaam BP bi nga xamante ne moo yor exploration bi. BP muy BP Cosmos même Petrosen. léegi lu si des moom la li ñuy partagé état bi jël wàlloom après ñoom BP jël wàlloom ci contrat bi nii phase 1 état bi lu muy am mot na 65%. léegi yeneen ñetti compagnie muy BP Petrosen ak Cosmos ñoom ay 35% la ñuy séddale. ku wax production signé ab contrat ci njaay ak njën nga xalaat exportation te Sénégal am na ay besoins itam ci wàllub gaz te gaz di li nga xamante itam ci àdduna bi dañ ko yittewoo exportation bi dañu xel di exporter lépp wala daa am ab pàcc bi nga xamante ne moom moo fiy des. waaw loolu question bu baax la kooku moom am na pàcc moo xam ne dina fi des 2022 dinañ am au moins presque 2,8 milliards de mètres cubes yoo xam ne dañ koy dédier production électricité. ci 2,8 millions yi mun nañ si def à peu près 250 mégawatts. parce que priorité état bi mooy ñu jël gaz bi produire si électricité bi pour prix bi mun a wàcc. ak mun a def mégawatts yu bëri pour mu mun a Sénégal yëpp mun a am électricité donc am nañ ay projet boobu benn la si te phase 2 et 3 wu projet GTA bi loolu dañuy yokk production gaz bi pour marché domestique bi lañ koy wax. donc ça veut dire que mun nañ produire beaucoup plus d'électricité ak gaz bi donc phase 1 am nañ si 2,8 yoo xam ne mun na def presque 250 mégawatts Sénélec mi ngi siy liggéey pour tabax centrale bi pour mun a utiliser gaz bi. kon ci lu leer bu ñu commencé exploiter lii di gaz bi mën nañoo xaar ay wàññeeku ci lu jëm ci courant ak itam ci production ou ménage yi donte sax gaz bi cours mondial lay dawee. alors gaz bi c'est vrai que il faut nga xool contexte local bi gaz bi meloon ni pétrole bi. gaz bi balaa nga déterminer prix bi da ngay xool sa environnement boo nekk. par exemple lu ñu ko nar a jaayee Europe du moom lañ koy jaayee Sénégal. il faut nga xool d'abord Sénégal marché bi xool mun nga wàññi prix bi su la neexee parce que soo ko yóbbu Europe. charge yi donc léegi mais gëm nañ ne suñ ko pour gaz électricité bi mun nañ ko wàññi ba nga xam ne léegi coût électricité bi dina wàññeeku. xanaa yow li président Macky Sall wax ngay wax maanaam courant bi mënut a wàññeeku lu dul 2022 bu ñu commencé d'exploiter gaz bi loolu nga wax comme moom ngay jàppale. déedéet bon nee naa mun na wàññeeku mun na en fait. ku yóbbu xaar 2022 coût de production bi lañ bëgg mu wàññi di wàññeeku kon. bon nañ xool parce que plus ngay ngay am demande gaz bi pour électricité bi su yokkee plus ngay mun a wàññi coût yi en fait parce que lu ñu war a xam mooy gisement bi ci offshore profond la nekk ay 2800 mètres donc coût yoo koy génnee dafa cher donc ce qui fait que da ngay xool toujours investissement booy def ak soo ko jaayee ndax di nga si am bénéfice toujours il faut loolu la ñu war a jàpp. lu soxal nappkat yi ñoom tamit am nañ ci préoccupation chaque fois dañuy joytu ba léegi nii sax chaque fois ñu am ay problème tiitaange ci exploitation gaz bi fi mu nekk diggante Sénégal ak Mauritanie te ñoom foofu la ñuy faral di nappeek yooyu ñu ragal mu am ay njeexital ci seen wàllum liggéey bien que yéen a ngi dalal xel yi mais ñoom ba léegi seen xel daal xaw na ci tey ci ne ndax loolu exploitation gaz bi du am jafe-jafe pour ñoom nappkat yi. mun naa leen wax ne exploitation bi du am jafe-jafe gaz bi wute nag tuuti ak pétrole bi gaz bi côté environnement du yàq lu bëri
pétrole mooy xaw a yàq soo amee pollution mu ñaawal environnement bi mais gaz bi moo gën a kii et ñu ngi liggéey ak ñoom. mais ñoom xëy na day am yenn zone yoo xam ne dañ fay napp. ak kii mën na leen bu leen demati fii du ngeen napp fii loolu tamit gàllankoor la pour ñoom. xam nga sunu installation yi soo jëlee géej gi yëpp géej gi moom dafa mat soo jëlee sunu installation yi day mel ni benn point ci géej gi donc installation yëpp fu ñu nekk deful 600 mètres en rayon ci rayon soo xoolee. donc ça veut dire que en fait mënuñ leen yàqal dara au contraire sax ñu ngi liggéey ak ñoom pour jéem a xool naka lañ leen defalee ay récifs artificiels pour jéem mun a reproduire foofu nekk foofu ñoom ñu mun a continuer di seen pêche tranquillement donc ñu ngi liggéey dëgg-dëgg ak ñoom pour jéem leen jàppale jéem leen kii pour xool naka lañ mun a liggéeyee lu ñu wax di cohabiter ak ñoom daal. ci gaz bi ba léegi yow technicien nga ñiy dégloo am li nga xamante ne xëy na ëllëm na leen ci wàllub gaz ndax ñenn dañu yaakaar ne dañ koy jëlee foofu peut-être traité ko même gaz boobu moom mooy dem ci kër yi maanaam gaz butane bi te gaz naturel la ñuy exploité d'abord ak am na itam yeneen xeetu gaz loolu nga expliquer nit ñi lan mooy différence gaz naturel beeg gaz butane boobu. alors gaz naturel en fait méthane la. mooy ñaari atome carbone la yore mun nañ ko utiliser ci kër yi mais il faut nga defar réseau yi buy dem ci kër yi comme ci dëkk tubaab bi soo defee réseau bi waa ci réseau gazoduc yi dem ci dëkk bi mun nañ ko utiliser day mel ni léegi yow da ngay am sa benn robinet SDE rek nga ubbi ko gaz bi ñëw soo toggee ba pare nga tëjaat ko mais il faut nga def réseau bi pour mun ko utiliser mais gaz bi méthane bi plus électricité nga ko mun a def ay chauffage ou gaz mun nga si def affaire yu bëri par contre lu ñu prévoir ci yeneen phase yi ak ci suñu yeneen projet yi mun nga si génnee butane ak propane te loolu lañ fas yéene def ci at yu ñëw. phase 2 bi génnee ak phase 3 génnee si butane ba nga xam ne léegi dinañ mun a defar ay bonbonnes de gaz 12 kilos 6 kilos parce que yooyu moo gën a yomb a transporter. moo gën a moins cher transporter que nga nekk fii di def ay gaz bëgg a def gazoduc ci dëkk yëpp day loolu investissement yi gën a lourd la mais mun naa leen wax ne moom ñu ngi koy xalaat te dinañ ko defi ji mooy extraire gaz kii bi butane bi ak propane bu am ci gaz bi def ko ci ay bouteilles di ko jaay sénégalais yi su yàlla su fekkee ne yàlla def na ko sax mun nañ sax bañ a di importer. non mais kooku moom ci ay at la. mais bokkul ci phase 1 bi kon. bokkul phase 1 bi nga xamante ne moo waral signature contrat wu tey bi. waaw phase 1 bi bokk si. mais ci wàllum réforme yi ba léegi gis nañu bu yàggul ñaari Petrosen ñu tas ko EP Petrosen EP bi nga jiitee ak Petrosen Aval mais liñ ci nemmeeku mooy état bi léegi dafa naat di dugg ci distribution maanaam di tabax ay essence ak di jaay essence te xam nañ ne am na ñoo xamante ne ñu ngi fii di ay privé di liggéey ci loolu est-ce que loolu après dindi jafe-jafe dem di concurrencer ñi nga xamante ne mooy seen liggéey ngeen ne fekk leen foofu di leen concurrencer dindi coow seen diggante. bon marché bi ubbeeku na donc ku nekk am na si wàllum ñun lu ñu bëgg a def mooy étendre sunu activités yi bu njëkk ba exploration rek lañ doon def ak promotion ñi ngi ci SAR am nañ fa ay pourcentage bëgg nañ dugg ci stockage bi parce que ak distribution bi loo leen war a xalaat mooy Petrosen en fait état bi la fi nekkal ak su ma nee état bi mooy population bi aussi. donc par exemple suñ duggee ci distribution bi xam ngeen ne prix wu essence bi ak gasoil bi prix plafond la mais soo leen demee station yëpp même prix bi Petrosen mun na ñëw ne man mun naa wàññi prix bi pour askan bi. mais loolu nag moo nar a indi problème wàññi boobu parce que ñoom ay privé la ñuy investir ngeen ñëw rey leen wàññi prix bi ni ñu dafay jëndee boobaa la moo nar a indi problème bi nag. compétition la. compétition kon daal foofu ngeen jëm wàññi prix bi. concurrence leen wax ma ne dañ ko wàññi de dama ne daal ku nekk am na si wàll et puis ñun dañu bëgg a diversifier aussi suñu activité yi parce que exploration tey mu dox soo lëg du dox mais il faut nga am yeneen activité yoo xam ne si lié au pétrole yoo xam ne mën nga si def revenu xam nañ ne moom dina métti mais bon nañ jéem a relever défi bi. mais est-ce que avec loolu noonu mën nañ xaar parce que da ngay dem ci yenn localités yu reculées yi nga xamante ne du ñu am station est-ce que loolu bokk na ci pari yi nga xamante ne tànk yooyu wala boog jéego yooyu ngeen bëgg a def
dana indi saafara ci wàllu woowee. waaw ci loolu parce que bu fekkee ne dans les zones urbaines station yi manqué wuñ fi mais ci biir réew mi. loolu lañ bëgg a def nag. loolu lañ bëgg a def mooy nekk fépp Sénégal foo xam ne parce que ñenn ñi duñ bëgg a dem ci yenn dëkk yi. yenn gox yi mais ñun mun nañ dem ci yenn gox yi loolu mooy objectif bi. jërëjëf Joseph Oufom Medou directeur général bu Petrosen EPSA moo ne woon sunu gan li waral mbir mi nag moo di signature tey ci suba ab contrat d'achat ak vente gaz bu phase 1 bu projet champ gazier Tortue GTA waa BP dinañ fi nekk kilifay Mauritanie également comme kilifay sunu réew mi. waaw nañ fi nekk. jërëjëf merci beaucoup merci d'être venu. manoon ak El Hadj Ndiogou Diène ci waxtaan wi mu nekkoon RFM matin ci RFM ak TFM. nes tuut xibaar ci kàllaama wolof. RFM matin. RFM matin. émission bi yee waa Sénégal.